Billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñuy commencé di yëgal waa Caaroy mbir mu am solo moo xam ne dafa war a ñëw fan yi di ñëw si Caaroy tey jii réunion bi ñu réunion fii si Frey réunion bu am solo ndaxte dañ fay recevoir waa 3FPT ak waa Holland Center ñu ñëw di ñu proposer ay formation ci suñuy doom. boo leen xoolee ñaari semaines yi passé yëpp ñu ngi doon oo xale yi ñuy ñëw di enregistré wu pour formation bu ñu leen di préparer ñii état bi moo leen yabal fii ñu war a def formation ci xale yi Caaroy yi nga xam ne amuñu formation wala ñi nga xam ne ñu bëgg nañu formation yëpp affaire bi nag di lu am solo si Caaroy ñu ngi ñaan waa Caaroy gépp ñu ñëw fii le 12 teeru le ministre Dame Diop na si wax lu am solo. appel bi ñuy oote nag yamul si waa Caaroy ñu ngi oo suñu mbokki lébu yëpp waa Mbaaw waa Yaraax waa Dakar ñëpp suñu mbokki lébu yëpp mën nañoo ñëw fekk si ndaje moomu parce que ñii état bi moo leen yëkkati ñu ñëw pour jàppale lébu yi dañoo commencé si ñun mais dinañ dem si ñi si des ñu ngi ñaan lii nekk njariñ pour waa Caaroy gépp ñu ngi leen di sant di leen nuyu asalaam. di leen gërëm di leen sant di rafetlu bés bi. di rafetlu aussi kàddu yi nga xam ni président yëkkati na ko pour dalal suñu gan yi nga xam ni ñoom la ñu àndal fii yëkkati kàddu yu rafet jëmale ko ci institution bi nga xam ni moom la ñuy représenté ñu koy wax 3FPT te ñoom ñooy jàppale képp kuy ndaw ci biir Sénégal pour taxawu la fexe nga mun a am métier boo xam ni moo lay dimbali nga am loo suturloo xëy na. yàgg ngeen ci réew mi am na loo xam ne mun na fi am te doo leen ci jot walla ngeen bañ koo yëg mais bi yàlla defee ñu dox ba dajeex ñoom xëy na gis nañu ni du institution buy waxantu su fekkee ànd nañu lëkkaloox ñoom lépp loo xam ni dañ koy jël comme engagement lu ñuy respecter lay doon ñoom ni ñuy gunge xale yi pour di leen utal métier dépendrul ci loo xam ni dañuy ne dafa am ay situation ponctuelle yoo xam ni tey ñu ni lii xaw war a defar nekk na fi walla nekku fi ñoom balaa ñuy dugg ci dara daf leen di leer na leen lu ñu mën la lu ñu àttan la te suñu xësee joxe seen kàddu dañ koy joxe ci anam yoo xam ni duñ ci dellu gannaaw ku fi munti nekk daf ci ànd ak ñoom ñu def ko te li ñuy wax continuité de l'État ak leneen lu munti xew tamit da ngay gis ni engagement boobu dañ koy respecté et que moo tax ma ni dañ ci war a am xel mu dal et que dafa doon loo xam ni nee naa dañ ci war a gën a santaat suñu boroom ndaxte man bi may jóg di ko dox dama koy rappeler rek damay ne des fois da ngay nekk ci réew da ngay nangu doon citoyen mooy ni da ngay jóg soo gisee dara mu jaaxal sa réew yow nga am benn niveau boo toll nga yëngu ci dara bul xaar état mu wax la ne la dugal ci sa loxo mais yow yaay fexe nga xool nga ni man par rapport ak li ma yàlla dénk tey nii lan laa ci war a mun a dox comme jéego pour mun a jàppale xale yi nga xam ni tey xëy na am nañu lu jaxasoo ci seen xel ba mu jaral leen ñu ni dañuy jël ay gaal di dem foo xam ni njaboot gi seeni waajur seen xel du dal moo taxoon bi may ñëw fii ñoom ñii ñoo ma xëy na bi ma lëkkaloox ñoom ba xam li ñu mën ñoo ma may xëy na fitu ma mun a ñëw toog wax leen wax joo xam ni soo leen doon jóg di ànd ak man di ko dox man mun naa ci bañ a gis sama bopp te wax naa ko waxati ko ne guney Caaroy moo ñu tax a jóg ak guney Sénégal tey xëy na Caaroy ya moome moo tax ma ni leen woon noo leen mun a def parce que ñi leen soxla bari nañu kaar macha allah waaye xam nga am opportunité bu mel nii nga bëgg wax ak ay xale mais ay waajuru xale yi jiitu ci wax jooju ànd ak yow nga xam ni yow ñoom ñoo koy jottali te xale bi su gisee ni man su fekkoon ni ñii dañu ñëw directement wax ak man xëy na sax mun na ci am xel ñaar
mais ñoom suñu demee ba am sañ-sañu wàcc seen yitte war a mun a ñëw toog ak ñi nga xam ne ñooy waajuru xale yi ñooy seen magum gox wax ak ñoom wax joo xam ne tey xale yi suñ koy jot dinañu ne ah lii daal lu mun a dal xel la man moo tax ma ni dañ koy rafetlu et que ñoom lii seen tànk tey man dama jàpp ni dinañ leen wax wax joo xam ni dina leen gën a dalal dina leen gën a dëgëral ci li nga xam ni seen kàddu dugg na ci dëkk bi ba ku nekk tey xëy na am na loo ciy xaar xëy na nag munoo tëb lépp sottiloo ci benn fan réew xëy na dafa am nu muy doxee moo tax ñu ne la at bu jot dafa am budget bu ñuy voté mu am engagement yu ñuy jël pour mun a gunge xale yi ci loolu mais nee naa am na foo xam ni xam nañu fi ñuy dooree mais fu ñu jëm ak ñun ñoom sax xamuñ ko mais man jàpp naa ni ah nu ñu munti toll am na nuñ ko mun a planifier dans le temps incha allah yàlla mun nañu dimbali ba képp koo xam ni gune Caaroy nga te bëgg liggéey incha allah ñoom dinañ la jàppale di nga am liggéey boobu métier bi dinañ ko installer ci yow nga jàng ko ba pare nag dinañ la jox yoon yoo xam ni soo ci jaaree yàlla mun na la dimbali di nga mun a liggéeyal sa bopp parce que xam nga suñu nee jàngum métier xale yi jàngalatuñ leen métier pour que ñu ni dañuy dem pour ñu ut ku leen employé objectifu jàng métier bi mooy da ngay jàng métier boo xam ni yow soo paree rek ñoom suñ la tegee ci yoon bi nga xam ni mooy tax ñu war la mun a gunge ci yow outil walla matériel boo xam ni da nga ko doon soxla pour mun a def liggéey bi ñoom dinañ la teg ci yoon boobu te yaakaar naa ni réew mi toll na foo xam ni organisation yooyu yëpp état bi daf leen mobiliser pour que ñoom ñu boole seen doole boole seen xalaat pour que ñii suñu jàngalee ba pare ñi lay teg ci yoon pour nga mun a am jumtukaay yi nga xam ni moo lay permettre nga mun a def sa liggéey dinañ la ko yombalal lépp loo xam ni lu daan gàllankoor xale yi la parce que ki nga xam ni jàngam soriwul nga bëgg koo dimbali di ko sonalax jox ma business plan demal monteel ma lii moom day décourager sax balaa muy sumb loolu parce que dafay ne man wax ji may dégg vraiment xaw ma fan la ma jëmee mais ñoom incha allah dinañ ci indi laabiir goo xam ni yombal leen ko yombal goo xam ni man am naa yaakaar ni xale yi daal dinañ ci gis seen bopp moo taxoon ma ne xam naa ni ñoom xëy na kàddu gi du sori yenn sori yi mais am na engagement yoo xam ni mun nañ leen wax à peu près li nga xam ni namm nañ ko defax yéen te dañuy door mais yàgg nañ koo def mun nañ leen wax chiffres yi nga xam ni pour le moment jot nañ ko former ci ay xale ci réew mi soo leen ko xaymaa ngeen rapporté ko par rapport ak li Caaroy am ci soxla vraiment lu néew la mooy wane ni ñoom mun nañu jël soxlab Caaroy boole ko soxlab Sénégal ŋànk ko boole ko liggéey ko ci anam yoo xam ni ñëpp dinañ ci gis seen bopp loolu laa xam ni daal amoon naa loo xam ni dama ko ciy wax pour gàttal et que incha allah xëy na après monsieur Ba ak madame Lo ñoom li nga xam ni seen organisation seen institution bi ñuy représenté le concerné ñoom dinañ ci gën a xuus dinañ ci mën a gën a sori voilà maa ngi leen di gërëm di leen sant ci kàddu yi jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di leen sant bu baax a baax di tàmbali itam di jéggalu ci ni ñu xawee naaje parce que naa ni 11h la ñu waxoon ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax maa ngi leen di jottali nuyoo kilifa yi nekk 3FPT yëpp conseil d'administration bi directrice générale bi ak itam nuyoo ministre Dame Diop ministre de la formation professionnelle keroog bi ñu benn délégation bi leen représenté woon ñëwee 3FPT ba directrice générale recevoir leen ba pare je pense que jaaji mi ngi fa woon ak ñenn frais yi bi ñu paree dañoo def compte rendu dañoo defal ministre Dame Diop note technique bi ñu ko defalee mu rafetlu ko lool ne ñu nag gaaw leen ngeen taxawal programme de formation yi pour jeunes Caaroy yi def ci kontaan lool ne ñu fexe leen ngeen dem ngeen rencontrer leen ba mu ngeen xam ne di ngeen mën a jël seen bëgg-bëgg seen besoin de formation
alors damay rafetlu itam seen taxawaay ak organisation bi ma fi gis parce que daf ñuy yombalal ñun suñu liggéey dañuy institution boo xamante ne daanaka yàggul 2014 la ko président de la République créé mais 2016 pratiquement la commencé def ay activités am na ñu bëri ñoo xamante ne tey jii xamuñu lan mooy 3FPT alors bu ñu amee ay organisation yu mel nii ñoo xamante ne dinañ mën a sukkandiku ci ñoom pour ñu mën a vulgariser information bi dafay nekk loo xamante ne ñun dañ koy rafetlu bu baax a baax parce que suñu njëriñ la dañ ñuy jàppale ñu mën a def suñu liggéey man de li ma fi gis dafa dal sama xel parce que aussi boo ñëwee fekk ay kilifa parce que ñëpp ay kilifa ñoo fi nekk ñu toog di la déglu day dalal sa xel alors 3FPT keroog bi fa délégation bi ñëwee waxtaan nañ si li ko tax a jóg mooy jàppale Sénégal yëpp képp ku bëgg a def formation maanaam muy formation bu gàtt muy formation bu gudd menuiserie informatique maçonnerie bépp xeetu formation boo bëgg a def ñun taxaw nañ pour jàppale la si pour financer la jox la koppar nga dem defi sa formation loolu mooy suñu métier Jaaju wax na ko léegi depuis 2016 ak léegi daanaka formé nañ plus de 36 000 jeunes dans tout le pays 36 000 jeunes donc xam nga loolu du lu ndaw donc voilà loolu rek moo ñu tax a jóg instrument la boo xamante ne yéen a ko moom population yi ñoo ko moom man mii lay duma politique kenn xawuma ci politique Soda Lo mi ma àndal te ñuy liggéeyandoo aussi kenn xamu ko ci politique Jaaji day xamul ma ko politique xaw ma nag waaw donc li ñu tax a jóg mooy liggéey parce que ñun loolu la ñu sant man technicien la loolu la ñu fa tegee dee leen fexe di jàppale xale yi ñu am formation fépp koo xamante ne war na am formation jàppale leen ko loolu rek moo ñu fi indi te nag dafa tombeek peut-être mu nekk situation boo xamante ne ñëpp xam nañ ko muy immigration bi xale yi di dem donc ñu naan ñëpp xale yi bu ñu leen joxoon métier wala bu ñu leen joxoon formation mën na am du ñu dem dafa tombe rek mais ñun loolu ñi ngi ci depuis bi ñu créé ba tey ci loolu lañ nekk mais comme ni ma ko waxee peut-être que communication bi des na ba tax na ñëpp xamuñu ci ba tax na yéen jotu leen ci mais day comme ni ma ko waxee woon keroog fi mu nekk nii comme jot ngeen ci 3FPT ba ñu commencé leen jox keroog ay fiche pour ngeen inscrire yaakaar naa ni comme ni ko Jaaju waxee ñun suñu wax du waxi politique parce que moom déjà bu leen waxoon ñaata nit lay former ci école am mu exemple am rek laa leen di jox te 3FPT accompagné ko kenn xamul nu mu toll ñu ngi koy def ci yeneen école yëpp donc formation yi bu soobee yàlla bu ngeen fiche ñi leen jox bu ko xale yi renseigné ba pare te defe naa jot nañ ci lu bari incha allah dañ ci bëgg a taxaw pour def formation yi léegi nag ministre ci boppam keroog bi ñu ko joxee note technique bi mook directeur général pour wane engagement bi mu am daf ñu ne fexe leen man ma ñëw Caaroy wax ak xale yi Caaroy pour dëggal accompagnement bi mu leen bëgg a defal te accompagnement bi du yem rek ci formation parce que dañoo xam ni ñun formation la ñuy financé mais yenn saa yi dafa am ñoo xamante ne boo leen financé pour ñu jàng ba pare bu ñu jàngee ba pare dañuy soxla ay yenn jumtukaay dañuy soxla ay yenn financement maanaam si ñu bëgg a def entrepreneuriat loolu moo tax dañu lëkkaloo ak waa DER dañoo am convention boo xamante ne ñun bu ñu formé ba pare dañuy jox waa DER jox leen financement yemul rek ci DER am na yeneen institution yoo xamante ne tey jii par exemple ci sud du Sénégal ñu ngi fa jokkook waa Union européenne donc ci benn projet bi ñuy wax AGESUD foofu aussi
bu ñu former xale yi ba pare dañ koy jox projet bi waa ACEP institution de microfinance ACEP ñoom ñooy jox crédit xale yi pour ñu mën a créer seen entreprise mën a liggéey donc projet bi yemul rek ci formation ni ñu ko bëggee ñun dinañu former nag d'abord parce que il faut ñu former la ba pare pour nga mën a am entreprise bu baax pour nga mën a taxawal sa entreprise mais donc projet bi formation la ak accompagnement à l'entrepreneuriat moo tax Dame Diop ci boppam mu ne nañ fexe ñu jéem a organiser benn cérémonie boo xamante ne bu fekkee ni dajale ngeen ay besoins de formation ba pare fi mu toll nii yaakaar naa li ñu fi jotoo dajale bëri na alors keroog directrice générale daf ma ne budget bi léegi ñu clôturer ko waaye wax ma à peu près fii ak décembre ñaata la ñuy mën a mobiliser pour bu fekkonte ni tey jii pare nañ ñu mën a engager commencer formation yi te duñu am problème mu budget pour wax leen ni rek déjà réserver nañ 150 millions yoo xamante ne fii ak décembre bu fekkee ni mobiliser nañ ko bu fekkee ni arrêté nañ stabiliser nañ formation yi mën nañ ko engager mën na démarrer mais dama bëggoon wax ni aussi que programme bi mën na bañ a yem du loo xamante ne dañ koy def nii rek arrêté ko parce que formation yi mën na yàgg et puis dañoo bëgg mu nekk loo xamante ne tant que xale yi ñu ngi fi pour soxla formation ñun dañ fi nekk pour former leen donc du structure boo xamante ne projet la du ñu projet de structure boo xam ne dañ ko fi teg pour loolu mooy liggéeyam c'est ça sa mission donc dañ fi nekk pour accompagner leen 2021 incha allah 2021 au-delà xam leen ni daal 3FPT mi ngi fi pour di leen accompagner et du ndaw ñi kese dañuy former former ndaw ñi xale yi maanaam mais aussi groupement yi c'est-à-dire bu fekkee dafa am ay jigéen ñoo xamante ne souvent dañuy am ay GIE am ay association organisation professionnelle ñooñu itam mën nañu ñëw 3FPT ci bannière association bi ñu jox leen ay financement maanaam daal ci gàttal seen mbirum formation yépp yi ngeen am besoin yi ngeen mën a am yépp formation bu fekkee ni jox ngeen ko identifier ngeen ko ba jox ko 3FPT yaakaar naa ni am na saafara yu bari yoo xamante ne dinañ ko ci mën a indi te du ñàkk sax fii peut-être am na ñoo xamante ne déjà jot nañ déjà ci formation bu ngeen laajoon Caaroy tey jii di ngeen fi gis ndaw yoo xamante ne wóor na ma ni mës nañ bénéficier ci formation 3FPT waaw donc fi may tëjee rek mooy waxaat cérémonie bi ñu bëgg a organiser je pense que bi ñu ci waxtaan ñun dañoo jàppoon benn jour ouvrable maanaam mardi la ñu waxoon waaw mais mardi sëñ Gueye def ñu ne jour ouvrable la bon mën na bu ñu jàppoon samedi bi daal wala dimanche dimanche day xaw a jafe nag mais ñu ne ko samedi bi pour ñu def cérémonie bi je pense que ñu ngi xalaatoon samedi le 12 décembre waaw pour cérémonie bi pour juste ñëw comme identifier nañ seen besoins yi pour ñun aussi moment de communication lay nekk pour ministre parce que dina wane ni ñi ngi fi pour former xale yi parce que bu ñu jógee Thiaroye dañoo bëgg a dem tamit Yaraax et dañoo bëgg a dem tamit Mbour bëgg nañ dem Saint-Louis mais boo ko wanee Thiaroye que ni ministre bi ñëw na Thiaroye wala directeur général 3FPT ñëw na Thiaroye ñu ngi fay démarrer ay formation information bi dina wasaaro ñeneen ñi dañ ko xam loolu lañ si bëgg a jublu loolu lañ si jublu si aussi signé waale contrat de formation yi si bés boobu pour wane ni lii c'est du concret tey jii bu fekkoonte ni dañoo gis formation yi ngeen bëgg yëpp ñu xam yan école ñoo koy def par exemple jaaji mën na ñëw ñu signé contrat mu leer ni lii formation dañ koy engagé bu fekkee dafa am yeneen école aussi yoo xam te ne yaakaar nañ ni ñoom mën nañ def formation bi dañ leen di oowaale ñu defaale signature de contrat ci cérémonie mu nekk cérémonie boo xam te ne lancement lay doon mais aussi signature des contrats de formation donc loolu mooy suñu yéene donc ma ne woon waa kilifa 3FPT yi ne mën naa leen ko yeggee donc pour xool lan moo si xal voilà pour bañ a guddal daal lii la ma waa kilifa 3FPT waxoon naa leen ko yeggee
voilà di leen sant bu baax a baax waa si teewaay bi di leen gërëm. comme ni mu ko waxee guichet technicien la ñun ñooy technicien yi ak suñu prestataire bi nga xamante ne yàgg nañoo liggéey ak moom di suñu partenaire monsieur Sall wax nañu ko lépp tënk nañu ko. monsieur Ba aussi il a bien rapporté li ko kilifa yi wax pour bu ñëwee mu yeggal na leen ko yaakaar naa ni kon man awma dara lu ma ci wax mais juste pour gën a leeralaat tamit tey ji 3FPT li mu def ci jàppale xale yi man mun naa ni sama bopp la ko defal man sama bopp gis naa ci sama bopp ndax li tax ma gis ci sama bopp dama sawaroon lool ñëw Caaroy Géej ndax fii jàppale nañ ma man sama bopp lañ ma jàppale ndaxte samay mbokk laa fi fekk si ndaxte man mii ngeen gis ni ku ñu wax Modou Dieng dégg defe naa ni mi ngi ci dëkk bi ku ma ko fi wax benn ñaar ñëpp dinañ ko xam sama maam la mook voilà dëgg la waaw keñ donc mbëkk mi ñuy éviter di xool naka la ñu ko mën a fajee sama ndijaay des na ci géej gi te ba tey mujjuñu ko li ci xew ñëpp xam nañu ko voilà kon man nee naa buñ ma jàppale leen samay mbokk laa jàppale voilà fi mu nekk nii comme ni ko monsieur Ba waxee woon ni liste yi ñu jot a jot bari na lool maa ngi jot nag ay liste monsieur Guèye ñëw na fa ba indi ko fi mu nekk nii jotagum nañu 539 ñoo xamante ne war nañ leen a former ci Caaroy Géej ñoom si 539 yooyu à peu près ku ci nekk demandé nga ci ay différents métiers à savoir les métiers de l'informatique mooy li école monsieur Sall di def mooy câblage beeg assistance numérique bi am nañu tamit ay métiers ci transformation des produits locaux pour xam naa ñooñu pour jigéen ñi la ak les produits halieutiques pour groupement jigéen ñi la am nañu tamit des métiers de la couture mooy taillerie voilà maçonnerie plomberie restauration yooyu yëpp am nañu ko di dëggalaat waxu monsieur Ba rek ci li mu wax ni ñun dañu fi nekk pour gunge ndaw yi pour jàppale leen ñu am formation bu ëllëgee bu ñu leen benn entreprise jëlalu sax ñu mën a liggéeyal seen bopp ndaxte la ñu leen di jàngal buñ ko defulee ci benn entreprise defal ko sa bopp tey jii supposons ñu jàngaloon kenn ci restauration pâtisserie jàngala ni ngay defaree beignet ni ngay defaree gâteau ni ngay defaree cake bu la restaurant bu mag ba jëlulee pour nga defaral ko mu jaay ko mën ngaa teg fii sa table fii di ko defaral sa bopp di liggéey mën nga caa am 10 000 francs par jour loolu di liggéey soxlaatuloo dem di mbëkk ji loo xamante ne wóoru la ni sax di nga yegg wala déet ñun daal suñu yitte yëpp loolu la di ñaan yàlla nag yàlla dimbale ñu ci taxawuñu ba suñu mbébëb yegg jàmm ak salaam ñu defee ko ni mu gën a rafetee maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp jërë ngeen jëf merci. kon nag ñun yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla jàppale vraiment ñoom monsieur Ba ak madame Lo ak Jaaji mii mébét bi ñu am si Caaroy yàlla nañu yàlla dimbali ba ma sutti bu boobaa waxuñu kenn dudul waxati sax ay affaire mbëkk ak yooyu defe naa ne ku nekk bu Caaroy bu ñu fa formé 500 jeunes wala 1000 jeunes mais vraiment dinañ wax ne dinañ réserver lu bare si chômage bi te loolu lu am importance la ay xale yuy xëy di toog musiba la ñun ñëpp xam nañ ko vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm suñu collaboration ak ñoom nag day door a commencer rek day comme ñoom ni ñu koy waxee ñoom duñu structure boo xam ne bi projet lañu structure lañ boo xam ne bi état bi daf ko fay teg pour toujours donc formation bi bu commencer aussi peut-être day dem rek ñeneen dañuy ñëwaat. maa ngi delloo di leen gërëm di leen sant bu baax a baax di sant frais yi sant bu baax a baax sant itam ñeneen ñi association yeeg ASC yi ki doon waxal ndaw yi vraiment suñu xel dafa dal ma bëggoon rek déjà parce que dafa am benn question boo xamante ne daanaka ñëw na ci intervention yëpp mooy formation yi ma bëggoon rek dalal seen xel que ni 90 formation yi ngeen dégg ci rajo bi ñuy wax yooyu yemuñu ci formation yooyu dafa fekk ni yooyu mooy yi nga xamante ne formation yi waxtaan nañ ak ñi ko war a def ba signé nañ ak ñoom contrat ba xam nañ ñaata place lañ fa war a jël yooyu lañu publier
jaaji mi mën na mu am na déjà formation yoo xamante ne signé nañu ak moom ay contrat yoo xamante ne dañuy xaar xale yi inscrire pour ñu dem commencer jàngi yeneen yëpp 90 yëpp yooyu ngeen dégg noonu la demee yooyu contrat yi signé nañ leen ba pare moo tax ñu siiwal yooyu mais dama leen bëgg wax ni loolu yemul ci formation ci 90 yooyu tey jii bu fekkee ni da ngeen yaakaar ni pêche formation ci métier pêche moo leen yitteel da ngeen koy bind ci fiche bi parce que loolu moo tax fiche bi am njëriñ lépp lu ngeen yaakaar ni moom la xale yi lépp lu ñu bëgg a def ci formation parce que xam nga bi ñu ñëw Trafete wax ñu leen 90 ci ñun dañ leen bàyyi libre da ngeen di bind formation bu leen neex ngeen di bind parce que ñun loolu moo ñu arrangé bu ngeen bindee tey jii ni pêche ngeen bëgg xamoon formation ban formation ngeen def ci pêche bu ngeen ko bindee mais ñun dañuy xool ban école moo ko mën a def ñu dem jokkoo ak école boobu ba taxawal formation bi mais li am importance mooy ñun Trafete du ñu ne nit ki fii lañ lay former non formation bi ki koy def moo naan man lii laa bëgg moo tax ñu jox leen fiche yi yéenay xool li ngeen bëgg bu leen tënku ci 90 yi bu fekkee ne nag am ngeen seeni doom yu bindu déjà ci plateforme bi pour 90 yi mën ngeen ñu ko wax ñooñu lañ leen di jël amul problème mais képp ku bëgg a def beneen formation na ko bind et puis ñu sax loolu ci loolu la ñu di encouragé bindu leen ci formation yi ngeen bëgg ngeen jox ñu ko ñun ñu xool naka lañ koy doxalee waaw. fi ma doon kiiwee rek mooy comme ni ma ko waxee léegi formation bi yéen a koy tànn yéen nañu wax li ngeen bëgg ñu former leen ci. bëggoon naa aussi am na ku laaj affaire transport bi dañ koy boole bu ñu demee bay waxtaan ak établissement bi bu koy def mën nañ ko ci boole ci coût formation yi transport des participants bu ko defee bu boobaa du Trafete moo leen koy jox mais ci li ñuy fay école bi mooy yëkkati par exemple bu ne chaque jour day jox élève bu nekk 1000 francs mu jox leen 1000 francs mais loolu ci jaaja xam na li may wax ci frais de formation yi mën nañ ko ci dugal voilà. mais am na ko fi wax lu am solo mooy aussi bu fekkee ni mën nañ fexe ba école yi def formation bi nekk côté bii xam naa ni am na benn centre bu nekk fii CFP bi waaw CFP Thiaroye voilà centre de formation bi voilà donc bu fekkee ni aussi am na yeneen centre yoo xamante ne soriwuñu fii loolu aussi ñun dañ ci waxtaan parce que ñun c'est pas fermé bu fekkee ni yéen da ngeen ne formation bi fii ngeen ko bëgg a defee centre bii bu fekkee ne centre boobu c'est habilité rek ministère reconnaître na ko rek amul problème te mën na def formation bi amul problème bu fekkee ne nag aussi da ngeen war a déplacer wu loolu aussi mën nañu boole ci frais yi mën nañu ci boole coût de la formation waaw léegi bëggoon naa aussi wax ni pour formation yi aussi am na ku laaj question bu am solo attestation bon am na yoo xamante ne diplôme la am na lu ñuy wax certificat de spécialité tey jii loolu diplôme d'état la formation 6 mois la mais décret bi koy def diplôme d'état génn na ça fait bientôt 2 ans jaaji daf ci def yenn damay jël exemple parce que moom moo fi nekk mais y en a tellement d'autres donc diplôme d'état la certificat de spécialité boo ko defee pendant 6 mois tu as un diplôme d'état te diplôme d'état boobu daf lay permettre après nga mën a def yeneen nga continuer def beneen niveau def CAP ba mën a continuer il faut diversifier lu doyen bi wax vraiment c'est très très pertinent il faut diversifier mënoo jël yëpp say doom yëpp nga yoleen ne yéen ñëpp métier bi ngeen di def loolu moom baaxul kër gi mën na am docteur mën na am mécanicien mën na am lii mën na am lële voilà donc c'est très très important alors donc pour résumer formation yi c'est libre yéenay choisir am na benn également ñu bëgg a def formation yu gudd yi maanaam ay sage-femme wala formation yoo xamante ne ay diplôme d'état yu gudd la pour ay CAP ay BEP yooyu Trafete def ci financement lu bëree bëri mais bon fi mu nekk nii dañ ci xaw a teggi tànk tuuti parce que dañuy doon xool efficacité bi parce que aussi di financer ay jeunes ñuy formé wu te du am njëriñ amul voilà loolu taxu ñoo jóg mais nag
bu fekkee ni dafa am ñoo xamante ne si yéen formation yooyu ñoo leen intéressé nañ ko bind mën nañ ko bind après ñun dinañ xool naka lañ koy satisfaire parce que du ñu bàyyi également di financer formation longue durée yi mooy CAP yi BEP yi ak BTS yi dañ koy financer toujours ñooñu aussi mën nañu bindu damay waxaat rek ni ñun aussi 3FPT du projet maanaam affaire mbëkk mi taxul ñu teg 3FPT parce que teg nañ ko bu yàgg peut-être que waa Thiaroye dañ si doog a jot rek mais du loo xamante ne dañ ko indi pour jéem a xeex mbëkk mi wala indi solution boo xamante ne après day fay déedéet ñun ñu ngi fi bu neexee yàlla structure bi même bu fekkee ne ñeneen ñoo fi nekk ëllëg mais structure bi mi ngi fi donc mi ngi fi pour former leen donc ça veut dire que vraiment du quelque chose boo xamante ne c'est une question de circonstance déedéet dañ ko fi teg pour mu former xale yi voilà du affaire projet daal vraiment je pense que bu ñu demee ba ci kanam li may wax di ngeen ko gën a comprendre et puis di enchaîner ci doyen li mu wax comité de suivi bi lu am solo la parce que aussi di dem ci ñoo xamante ne dañ la naan dañoo bëgg bu ñu defee formation yi ba pare ñu defandoo suivi ensemble di xool xale yi ñu former loolu lu am solo la ah c'est tellement pertinent que dafay wane rek que ni avenir u xale yi moo leen tax a jóg bëggul rek ñu ñëw former leen bàyyi leen dem il faut que ñu suivre ñu xool ñiy former fan la ñu mujjee ndax am nañ liggéey ndax fu ñu jaar effectivement loolu dañ koy rafetlu c'est très 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 pertinent di la wax ni di daal sa xel loolu moom amul incha allah bu soobee yàlla on pourra le faire ensemble dinañ ko mën a defandoo voilà alors cri de cœur Moustapha moom waxtaan nañ ba tàyyi je pense que comprendre nañ sa cri de cœur mais comme ni ma leen waxeen keroog rek comme saa nee na ma ñun ñu ngi fëgg nañ si buntu bu baax bi yéen tamit fëgg ngeen si buntu bu baax bi bu dee formation moom vous avez tapé à la bonne porte voilà donc ñun duñu wax loo xamante ne ku lay wax ay wax signé contrat démarrer formation donc ça veut dire que du ay wax yoo xamante ne dañ koy wax nii rek di sànni quoi du ay caaxaan voilà. pour tànn établissement bi aussi comme ni ma ko waxee sànq rek bu ngeen xoolee aussi ngeen yaakaar ni fii la xale yi bëgg war a defee formation bi bu ngeen ñu ko waxee ñu discuter bu fekkee ni conditions yi remplir na amul benn problème ñun moom li ñu gënal mooy. kii demandé formation nañu fii laa ko bëgg a defee parce que d'ailleurs sax noonu lay demee kii demandé formation moo naan fii laa ko bëgg a defee ñun dañuy xool rek ndax fi mu bëgg a def am na habilitation nécessaire pour cela donc ñun du ñu tànnal kenn école. niveau bi c'est important très bien niveau bi âge bi moom de 16 à 40 ans xam nga lu tax 16 parce que formation professionnelle la ñu wax xale bi bu paree dafa war a liggéey te BIT ak OIT dafa. travail des enfants dañ koy tere donc dafa am ay normes à partir de 16 ans donc loolu moo tax ñu tàmbali formation yi 16 ans jëm kaw voilà. maintenant xale boo xamante ne musul jàng école sax ku musul dugg école dañ koy former ku dem ba CM2 dañ koy former ku dem ba master sax dañ koy former taalibe yi dañ leen di former jaaji mi ngi former ay taalibe ay sortant des daara ñu nga xam ne ci daara lañ nekk mosuñu dem école dañ leen di former donc la palette est large donc ça dépend maintenant ci type de formation bi nga bëgg a def rek donc niveau yëpp la ñuy former waaw donc je pense que loolu la woon soxna Abi dinañ la indil incha allah sa borom kër daam muy ku baax également waaw muy ku baax parce que également mën naa ko seede maak moom dañoo yàgg donc depuis li may wax ni depuis 2007 la donc dans régime Ablaye Wade bi mu fi nekk directeur dañoo maak moom dañoo tegandoo benn direction ministère bu DPRH bi ñu koy doog a créé direction boobu moom la ñu def directeur ñu daje fa maak moom yaa gis nga ni yàlla def bi ñuy créé 3FPT 2014 également moom mooy premier directeur général yàlla def également ñu dajawaat 3FPT ñu taxawaatal structure boobu ensemble liggéey fa liggéey boo xamante ne macha allah ba 2019 élection yi passé président def ko ministre voilà ñu continuer di liggéey ak moom voilà donc mooy seede ni vraiment sa jëkkër di ku baax la incha allah dinañ waxtaan ak moom fexe voilà incha allah cérémonie bi dinañ si waxtaan ak yéen également ni ngeen ko bëggee dinañ si waxtaan ak yéen pour dérouler bi agenda bi parce que date bi le 12 la incha allah le 12 décembre le samedi 12 décembre si préau bi à partir de 10 heures incha allah cérémonie de lancement des formations la
mais également de signature des contrats de formation pour les jeunes de Thiaroye voilà financé par le 3FPT incha allah léegi nag dinañ waxtaan ci cérémonie bi nu muy demee yëpp ni ngeen ko bëggee parce que yaakaar naa dina am ay discours di ngeen ay xool ñuy wax parce que kilifa yi ñu ngi fi frères yi ñu ngi fi donc ñu xool exactement daal ni ngeen yaakaaree ni noonu lañ koy organiser ak ñan ñoo fa war a teew également loolu yëpp je pense que après dañ ci waxtaan ak frères yi pour ñu xam naka lañ koy dérouler voilà waaw. mbokk yi asalaamualeykum ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar ñoo ngi jéggalu ñëpp di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala yal na yàlla tabbalu si njéggalam ñoo ngi toogati fii nga xam ne mooy école Iliman Ndiaye di barab bi nu yàlla nattoo laay wax ñun frères yi ci njiital président Samba Ngor ak ñi mu àndal ñëpp ci frères Thiaroye tey boo leen xoolee jotaay bi mën na noo wax ne doomi Thiaroye yëpp ñoo fi daje du frères yi rek ñëpp doomi Thiaroye yëpp ñoo fi daje mu tombeek ñuy waxtaanu am solo yàlla andil nu loo xamante ni xéewal la xéewal gi nag Sénégal gépp bokk ko waaye mel na ni tey ñun ñooy première loolu la yàlla dogal ñu ngi koy sant yàlla bu baax lii nga xamante ni mbégte la si ñun war a nekk mbégte ëllëg si sunuy doom ak ci sunuy sët yàlla jaarale ko ci professeur Diadji Sall mii mu ànd ak waa 3FPT war a ñëw jàppale doomi Thiaroye ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla na yàlla gën koo dëgëral yàlla na yàlla jàppale ko xam naa lan war a wax ci moom duñ ko tënk fii dañuy bàyyi ba bés bu muy daje ak magi Thiaroye incha allah bés boobu nag lañ leen bëgg a wax ñu koy yëgal Thiaroye gépp mu nekk le 12 fukki fan ak ñaar ci weer wi incha allah weeru décembre ñu ngi koy defee fii ci Parawo bi bu fukki waxtu jotee maanaam di 10 heures ci làkku tubaab le ministre Dame Diop mi nga xamante mooy ministre de l'emploi et de la formation professionnelle moo koy présider ànd ak waa 3FPT ak structure yi ñu war a àndal yëpp pour ñëw gunge waa Thiaroye ñu ngi ñaan waa Thiaroye gépp génn ñëw teeru ministre bi ñu ànd jàppale sunu bopp jàppale dëkk bi yal na ko yàlla defal dara Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina wa sallim